depuis 2012 mbënn mi nekk na li nga xamante ne ni sonal na bu baax a baax askanu Kër Massar ba jamono ji ñuy wax ak yéen saa su nawet dikkee dañuy dëkkee ci ay tolof-tolof. mooy xam nga kër moom bu feesee ak ndox moom déjà loolu moom kenn mënu c'est inexplicable te foo jeewoo teg dugal say tànk ci ndox loolu neexul booy bëgg a taal safara doo mën foo taal parce que nekk nii suuf boo bëggee def ab taal doo fa nekk réchaud du mën a tegu ci suuf am na réel yoo xam ne day yàqu donc loolu dafa day wax daal. man benn fajar la ma am ñu ma alerté li ma ndox mi dugg na suñu kër bu yomb suul na lal yi waaw sama doom yi dama leen mujj teg même si frigo bi ndax fay naa frigo bi mais dama teg sama doom si frigo pour jéem a seet bagage lu ma mën suñu sapeur yi mu ne wollu si waaw si la ñu wooyee colonel Diatta ñu koy nuyuwaale de passage mu yónnee ñu ay Zodiac ñu ñëw génne nit ñi mais su leen di génn aussi Zodiac yi mënul woon jël ay matériel yu bari ñu am ay xar fi la ñuy bàyyi seen xar ñu am ceeb fi la ñuy bàyyi seen ceeb frigo yeeg lépp kon ñu bëri perdre nañu ay matériel. boo xoolee ñu ngi koy dund metti na trop parce que mën nañu wax ne luñ dund rek yaakaar ne jeex na année bi suy topp daal mooy gën a metti trop sax ba fi ñuy wax ak yow nii dañuy wax rek mais soxla nañ ci ndimbal bu baax soxla nañ ci ku ñu jàppale bu baax. ndimbal nañ ca fekk loxol boroom mu di ay kàddu yi nga xamante ne ni askan way yeewoo ca Camille Basse ak Parcelles Assainies unité 3 dégg nañ ko bu baax a baax. parce que mënuñu toujours xaar ba catastrophe am ñu déclencher Orsec ñuy soog a commencer am ay soulagement ñu nit kon léegi dañuy jël les devants ut suñuy machine si loolu population yi jot nañu def ay cotisation dañu cotiser au niveau des maisons kër bu nekk day cotiser dara ñu boole yëpp am lu ñuy def jënd ci ay pompes donc ñun bu nawet bi jub si comme nii à partir de maintenant dañuy def ay réunions pour préparer nawet bi ñëw donc on se prépare on fait des révisions pour nos pompes dañuy xool ban place mooy bi gën a am ndox ñu def fa pompes yi donc yooyu la ñuy préparé noonu la ñuy préparé. mbir mi dafa dem ba jéggi dayoo ndax ndox mi yematul rek ci nawet ba léegi nii ci noor dañ ko fay nemmeeku. waaw ñun de jafe-jafe yaa ngi nii werante gis bokku ca yaa ngi nii ba nga ñëw gis nga ndox mi ñu ngi ci noor waaye fi mu ne mi ngi mel ni ñu ngi ci nawet ba tey ndox maa ngi fi jógewu fi. gannaaw ba mu dëggalee kàddu dëkkandoowam Jacqueline mi ngi ñuy xamal ni lebum xaalis ci banque yi ngir jagal seeni kër mi ngi leen di sonal ndax ndoxum nawet bi saa su dikkee lépp lay yàkkaat. chaque année da ngay defar chaque année da ngay dem defi prêt mën a defar sa kër sinon yow sa biir kër sax da ngay am problème nooyi ndax guus gu nekk ci biir kër gi loolu dafa métti. chaque année nga def prêt léegi soo defee li nga war a lekk nga jël ko di ko fay loolu neexul suñu njaboot yaa ngi nii ku ci kii sa yaram bi yëpp day yàqu boo génnee wala nga gis fu wow ci taliba la ñun dañoo ñee ñi nga xamante ne seen dëkkuwaay sa dafa wow ñun daal ci tooy lañ dëkk ci poto gis nga fu mu ne nii sama ndox bi fee mi ngi bal la woo naa waa ñi yor ndox bi woo naa leen ba sonn nangoo ñëw ndox bi mënul fexe ba wow mu ngi noonu di ball di dem barki démb fii tuuti moo la son ma daanu ndax ndox bi ñun ku ñu dimbalee. ñuy fàttali ni mbënn mi ci Kër Massar secteur Parcelles Assainies lay gën a sonal te ku ni Parcelles Assainies sam xel dem ci assainissement mu mel ni parcelles yi dañ ko fàtte assainir. ñu fàttali ni fii ay Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque li nga dégg kon direction HLM moo nu jaay ay parcelles du parcelles yoo xam ne ay tool la woon ñu ñëw fàq ko pour dëkk société nationale suñ ko déggee dañu jàpp ni société la boo xam ni dafa am kilifa yoo xam ni ci état bi la ñu dépendre kon dara gënul wóor jënd ci Parcelles Assainies yi rawatina nga dégg Parcelles Assainies da nga naan assainissement am na fi. bu ñu ñëwee ba 2012 fii di commencer évoluer mu am tali bu bees boo xam ni moo relier Jaxaay ak Kër Massar fa la ñu njëkk a commencer am problème mu inondation waaw ndax canal bi jotul woon yegg waaw ñu jóge ci loolu 2013 ñu inondé waat donc ba 2020 daal la mbir mi gën a tare ndax 2020 moom ndox yi dañu wàcc fépp sotteeku suñu kaw waaw ndox yi daan nañu yegg ba soo xoolee bi ay yenn kër yi sax ba ci niveau fenêtre yi waaw lu indi loolu nag mooy it plan Jaxaay daf ñu tiim
mu waroon am nag système de drainage des eaux yoo xam ni lépp luy ndox ci parcelles yi da ko waroon collecté génn ko yóbbu mais loolu amul kon ndox yi dañu tëju woon ñëw lalu inondé unité 2 unité 3 unité 4 unité 5 6 9 27 23 10 14 presque parcelles yi yëpp ñoo inondé. bu dee président Macky Sall diggee woon na jële ba faw lii di mbënd mi ci Kër Massar askan wi fa yeewoo nee nañ ba léegi nii gis ñu lenn li nga xamante ne ni mën na dalal seen xel. Macky Sall comme ni mu ko waxee ñëw na fii wax yaa ngi dégg te ñun moom la ñu yaakaar ndax moom la ñu sànniloon suñuy carte yaa ngi dégg wax bi mais ba léegi ñuy wax ak yow nii gisuñu benn changement délégué wax na ba sonn ñun man sama xol bi dafa fees mu ne ni mënumaa wax mbirum ndox bi boo ko waxee rek sama xol bi day jeex. wax dëgg yàlla président Macky Sall ba mu ñëwee fii la taxaw mu ne bu soobee yàlla moom dina ci jug taxaw ci ba ndox ñun dootuñu ko waxati inondation dañ koy dégg waat dootu fi am waaye at mi ci topp inondé nan te ñu fi mu nii ñu ngi toog ne pat gisuñu dara kenn waxuñu dara gasuñu wala ñu def lenn pour xamal ñu sax ñun pour suñu xel mën a dal fi mu ne bu nawet bi dikkaatee ci jàmm ak salaam fi mu ne ñun bu xiinee rek dañuy génn kër yi defe ne ñun lóor nan ba pare ndax chaque année nga génn sa kër tam neexul. te amoo foo jëm boo génnee da ngaa luye ji te jamono neexul ñu bëggoon kun ci dimbali te yàlla tax mu defaral ñu fii wala ñi ko yore mu jàppale ñu te yàlla tax ñu defaral ñu fii parce que fii sonn nañ trop fii ay nijaayam a fi dëkk ki papaam ki rakkam ki jabaatam rek ñoo fi dëkk léegi nag ku ñu dimbali ñun ba ndox mi jóge fi wax dëgg yàlla dinañ la sant gën a gën. bu ndox mi desee ba léegi ci Kër Massar ba askan wi di jaaxle ci nawet bi di ñëw CSTP compagnie sénégalaise de travaux publics moom matalewul liggéeyam waaye kii di njiitum réew mi lu mu diggee jëfe na ko. si loolu nag alhamdulilah moom daf ñu waxoon ni dinañu financer 15 milliards pour ñu def benn programme d'urgence en attendant banque mondiale di débloquer xaalis buy defar fii yëpp canalisation nga xam dootuñu pomper ñun phase bu ñu concerné muy jël Parcelles Assainies ak Alaaji Paate dafa am benn tronçon boo xam ni Camille Basse la jaar dugg ci forêt bi boobu nekk 3 milliards et quelques donc ñu jox ko société CSTP muy société sénégalaise de travaux publics bon yàgg nañu décrier ni du parce que sénégalais lañ ko jox moo tax ñuy wax mais fii da doon problème bu gën a délicat te yaakaar naa nit zone boo xam ne fii le président de la république ñëwoon taxaw ni lii dinañ ko saafaral gars yi waroon nañ ko mën a jàppale jox projet bi ku gën a xarañ ku ëpp matériel pour que loolu fi xew feneen mais pas fii président de la république taxawoon mais mesure yooyu jotuñu ko def ñu jox ko tey waa ji finalement tey même soo xoolee journal tey publié na foog naa source A ni CSTP épinglé donc ñoom rendre nañ compte ni y a des problèmes ci exécution projet bi parce que daaw li tax ñu inondé mooy liggéey bi yeggul desoon na tronçon boo xam ni doon nañu ni 98% mais desoon na 300 mètres donc canal boo xam ni 300 mètres moo des ndox mënu ci jàll looloo waraloon daaw encore ñu inondé. naam liggéey bi bari na ay gàkk-gàkk waaye li ko téemate daanaka bariwul bu ñu sukkandikoo ci kàddu délégué de quartier bu Camille Basse. bi mu ñëwee il a promis donc de faire un plan d'urgence pour mën a am par exemple ñun ak zone bi yëpp parce que y a au moins 15 à 20 quartiers qui sont de ce côté-là ñoom seen ndox yëpp fii lay jaar si donc dañoo promettre donc day def loo xam ne bu ko jógee fii comme fii mooy la yëpp di daje ñu def fii kanam def fii loo xam ne day jëlee ndox mi fii mën ko yóbbu forêt ba loolu promesse bi c'est pas encore terminé mais commencé nañ ko il y avait 1300 mètres à faire à peu près il reste à peu près moins de 100 mètres donc loolu mu ngi en cours fa laa jógee nii entreprise baa nga fa mais 70 daal bu ñu ko paree moom dinañ kontaan lool parce que ñun bu paree ndox bu jógee fee dina ñëw doot sotti ci ñun déjà benn parce que ñun ndox mi ndox ñun du sunu ndox mu sottee ko suñu kaw mooy suñu problème mais ndox bi nekkoon suñu problème mooy ndox bi jógee ci yeneen quartiers yi ñëw sottee ko fii suñu loolu moo gën a nekk suñu problème mais ndox mi sottee ko ci kaw suñu kaw li ñu am ci ay pompe mën nañ koo évacuer facilement mais da ngay évacuer tey léegi ñëw dugg sa kër doo jékki-jékki ndox mi fekk sa fa te taw amul loolu moo nekkoon suñu problème da ngay évacuer ndox mi dem ba mu jeex
nga bàyyi fay pompe bi ñëw dugg sa kër toog ndox mi fekk la fa te taw amul loolu moo nekkoon bu doon nekk suñu problème mais loolu bu canal bi paree non seulement loolu dootul amati mais ñun suñu ndox dina mën a dugg foofu dem mais li des à peu près moins de 100 mètres yooyu des ñu ngi ñaan yàlla mu gaaw a pare ñu ngi ñaan entreprise mu gaawatu mu pare parce que bu paree non seulement dinañ def loolu mais dinañ defar des canaux secondaires yi mooy li nga xam ne day ñëw jël si ndox yi nekk fii parce que canal bi mu ngi fële ndox yi gën a bari foofu lay nekk sax dina mën a dem mais day am ndox boo xam ne boo seetee fii ci gannaaw sax am na ndox donc day am ndox boo xam ne day il faut ñu jëlee ko fi mu yóbbu mu dem ca canal mag ba pour mën a dem forêt ba yooyu c'est des canaux secondaires. 2012 ba léegi ni mbënn mi jógeegul ca Kër Massar askan wi fa yeewoo jaaxle lool délégué de quartier yi di xam ne ni liggéey baa ngi wëy ñuy fàttali ni rek weer yu néew ñoo ci des nawet dellu si waat.